na daw ndànk góor na daw ndànk góor na topp rythme ñi li ñu dénkoon guddeeg bëccëg ñu ngi ci parce que ñu ngi dox ak suñu fulla ak suñu fayda ak suñu mat bu mat set te ñun dañoo mat set ginnaaw yàlla na kon yal na ñu yàlla jàppale ñu ngi ci combat gaañaa nga fale ci Coupe d'Afrique bi ñu ngi nii nag ci Coupe Safeen fii commune bi moo Coupe Safeen incha allahu rabbi di ñu raxurte coupe bi ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam caravane bi di ko kontaane di ko wan mbégte ci biir Sam Géej ndax bëri ñu ne ko vraiment waaw riibi 3 classes keɗo fo sen école Sam Géej ina wo watta te DG moɓoɗo ñon tumi 1 million école Sam Géej a juuti so umbuusa pour quelle raison moomi ko ñun kat nañu waxante dëgg bu ñu xuloo bu ñu xaste mais il est l'heure boo woytuɗo hekkee mo hay toon bikibo manam lele aussi permin ɓo ko wonga pour ko kimmo sam kan o kañiɓi Sam Géej bu baax programme am ngane wet ngabɓe en 2014 a Sam Géej ndiket numéro 1 nga ngwalu gour ko sene ɓo gagneda nous allons créer le premier centre de conditionnement de mangue. ba léegi coalition bi moo may soxla moo tax man duma rester à Sam Géej mais sama ginnaaw am na fu ñu fiy def un travail extraordinaire boo xam ne dama leen di sant bu baax di leen gërëm ci loolu sant bi dama koy teg ci ki nga xamante ne mooy directeur de campagne bi muy Adama Seck bi nga xamante ne moom moo jiite liggéey boobu waroon na fee mën a yëkkati kàddu tey mais xam naa coono yi moo ko jàpp moo tax yaram wi xaw a sutante donc ñu ngi koy teg ci loxoom di sant jeunes yi nga xamante ne ñoom laa àndal di liggéey fii à Sam Géej bu baax a baax a baax di sant aussi les femmes jigéen yi desuñu ginnaaw ñoom ñëpp ñu ngi liggéey jàpp ci combat bi heure bi démb mu ngi ñu fekk ci proximité fële ca Jaksaaw mais balaa may dem Jaksaaw nag démb dañoo amoon gan suñu kër fële mooy gaa yi xëccoog ñun waaj nañ ñëw kër ga nag ay fan ñu dem ba dégg ci village bi ne non kër ñoom jibi daal dañ ko tere titre foncier am la nañ ne
beneen coalition du fa dugg ñu ne ah loolu bu jëmee kam mën naa yàq deru waa Kaxan Diop fa ma dëkk ñu fexe démb ba dalal leen ma fexe ba fekkee waxtaan wa toog nekk fi di layam lami ñu ngi leen di ñaan suñu carte ak dugg na fi asalaamaaleykum maaleykum salaam ñu jël fa kàddu en toute responsabilité wax lañ li leen war a wax ñu yeewi leen ñu dem ñu des ak suñu fulla ñun waa Kaxan Diop c'est vrai Kaxan Diop titre foncier la du Kaxan Diop kese fukki kër la ak ñeent Samkéej seen base ba toj na Maruf Puy toj na ko kër googu laa ne mënoon nañ assurer ne mi ngi seen loxo mi ngi seen poche Maruf toj na ko ki nga xamante ne mooy doyen Omar Seck di Omar Adama yëkkati fi kàddu mu ñëw ak renfort boo xam ne macha allah ci koñ boobu di leen dalal fii ci Samkéej dëkku fa Serigne Birane Kane yal na yàlla yeesal yërmande ci moom yokk leeram dëkku fa Adama Seck du moins le premier président conseil rural du Sénégal laay wax ndax ci moom la njëkkee waxuma la commune bu Diass mu defoon fi un travail extraordinaire ci jamono yooyu mu yoroon budget boo xam ne mag ñi nee nañ ci 3 millions la toll woon budget mu réaliser fi loo xam ne ñi fi yor budget tey 1 milliard 200 réaliser wu ñu xaaj bi visionnaire la woon def ay délibération sécuriser ay tool sécuriser ay terrain wutal leen kayit ci jamono jooju di leen dalal fii ci Samkéej dëkk gor des hommes dignes des hommes intègres liggéey rek lañ xam Samkéej musul des ginnaaw jeunesse su Samkéej musul des ginnaaw liggéey lañ xam magi Samkéej musuñu des ginnaaw Samkéej royukaay la mus a nekk lu tax tey jii Samkéej dellu ginnaaw c'est ça la question lu tax respecté wuñu Samkéej lu tax joxuñu cër Samkéej am na ku ko fi wax sànq gaa yeeg seen lamp yi keneen ba taa midi ba kombo bi raavo lampa isna yuno ba gong Samkéej ba kombo bi raavo lampa isna yuno ci ki noonu mais lan la waa Samkéej def ñi fi nekk bañ leen di sanctionner ci éclairage public ci ay lamp xam naa bu ñu déggee suñu wax bu suba danañ ñëw indi lamp yi parce que lamp yi c'est rien que de la politique politicienne moo tax mu jóg lamp yi teguwul ci programme teguwul ci xam-xam lamp buy utiliser énergie Sénélec éclairage public dafa xewi ci Sénégal dafa xewi ci àdduna jaabi ba mañ-mañ jamono dëggool xalatin ba mañ-mañ yooyu c'est dépassé l'état du Sénégal mën naa leen mooy fay éclairage public parce que communes yi ci bari attanuñu seen facture courant bi nga xamante ne mooy courant Sénélec moo tax état nag di xiir communes yi ñu dem ci li nga xamante ne mooy énergie propre mooy énergie solaire loolu la DG di COSEC wax première phase éclairage public fii la ñu romb ñëw na ba Diamniadio tëb Diass dem Sindia continuer commune bu Diass amul ci phase boobu deuxième phase bi bu ñu leen fi bàyyee ce sera la même chose deuxième phase bi DG di COSEC mi ngi ciy liggéey bu toogee ci mairie bi da koy finaliser rek ñu am énergie solaire boo xam ne mairie du ci fay facture la mu waroon fay facture dina ko mën a économiser mu delloo ko ci population loolu mooy liggéey c'est ça la révolution loolu mooy xam-xam di wax ne ñëw ngeen ci Samkéej dëkku problème mu ndox problème mu yoon
nawet hivernage da ngay fay 1000 francs aller 1000 francs retour pour mën a àgg ci tali ba muy lu metti boo amee urgence na ko yàlla tere mu nekk beneen problème mu santé case de santé Sam Kéej mi ngi nii paracétamol sax amu fa dañ ko mujjee sax tëj tey bi ma dégloo seetaan ki nga xamante ne moom mooy conseiller u Sam Kéej ñi naan yée dañ doon inauguré maternité fële ca Buuxu mu jël fa kàddu mu ne yée moom mooy yor commission santé ci commune bu Diass case de santé bu Sam Kéej ñu tëj ko case de santé bu Sam Kéej amul sax paracétamol muy lu yéeme mu ne moom moo yor commission santé lan la mës a dugal ci Sam Kéej ci wàllu santé mu wax ba teeral yemu ci mu wax ba teeral yëf yi neex caméra yi tiim ko mu tarxiis ba lay laal DG di COSEC mu ne Mamadou Dione deful dara ci saafara mais santé boobu mu yor ca commune ba li DG di COSEC def ci Sam Kéej wàllu santé gis nañ ko carte mutuelle yi dugg na Sam Kéej bi feebar bi ñëwee fii ci Sam Kéej bu dul woon Mamadou Dione lambay ñaaw Covid bi Mamadou Dione mi ngi def social di faj ay nit ci Sam Kéej ci la bokk en ce moment lan la def ci wàllu santé ci li nga xamante ne moom mooy Sam Kéej mu ne DG di COSEC deful dara Sam Kéej ko ñoom ca boppam ba ñu amee problème mu ndox forage u Ciki moom mi conseillère bi elle n'a même pas daigné jàppale leen ci ndox DG di COSEC moo leen daan yónnee citerne ñoom ñuy naan ak seen waa koñ Mamadou du ko tontu buzz la doon wut bojo buzz la doon wut Mamadou du ko tontu ñun ñii sax caatu ànd bi ci Sam Kéej yemulax moom niveau ñooñu ñooy conseilleru Sam Kéej tey ñoo ñëw di daagaanaat baatu waa Sam Kéej pour yeneen 5 ans daje nañ fi keroog wax lu mat ñetti waxtu kenn ci ñoom waxu la benn puso boo xam ne comme bilan ici à Sam Kéej man ni ko xe mbéj ndi pofan cing ba ina mba ba pasar ko xa mais amuñu fi bilan le bilan du maire Cheikh Tidiane Diouf se résume à 6 tonnes de ciment à Sam Kéej 5 tonnes maa ngi koy dolli benn j'ai fait mieux que lui à Sam Kéej Mam Moussa a fait mieux que lui à Sam Kéej déjà du COSEC kenn waxatu ko Mamadou Dione kenn waxatu ko amuñu fi bilan Mamadou moo fi am bilan duma ci dellu du jàkk du juma du éducation wàllum ndox carte CMU yi carte artisan formation des femmes financement des femmes yooyu yëpp def na ko à Sam Kéej te dénkuñu ko mairie au moment où ces conseillers lan lañ indil Sam Kéej depuis seen mandat ba tey ay problème kese lañ indil Sam Kéej li gën a yéeme ci problème yi nag li gën a garaaw ci problème yi il faut mu àgg ci mooy le foncier de Sam Kéej suuf si gis nga xale yi Saakiraak yu ñu doon def démb am na ay bombe à retardement yu fi nekk à Sam Kéej bu fi gars yi faluwaatee jeunesse su Sam Kéej la dal waa Saakiraak moo leen di dal di ngeen génn di xeex ñu envoyé leen ay gendarme ñu tas seen yaram te du ngeen ci mën dara. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Sam Kéej ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di ci jiital chef de village ak imam yi ak kilifa yi fi teew yëpp
di nuyoo ci turu coalition bi yëpp am na ñu fi waroon jël kaddu mais seddaay bi moo tax ma am yërmande tuuti ci ñi ci kaw ma ne naa yëkkati kaddu mais ku nekk ci ñoom mënoon na fi jël kaddu may beral nuyoo kilifa Samké ci fi teew yëpp kaddu yi fi jib kaddu yu dëggu la defe naa ne ji bi mu mujjee wax bi mu waxee ba noppi rek jaratul woon kenn wax ndax léeg-léeg damay analyser ndax kuy xalaat lu bëri laa damay science affaire yu bëri léeg-léeg damay toog ba mu yàgg ma ne pourquoi ñii bëgguñu bàyyi maire question boobu daf may tarauder l'esprit mais léeg-léeg dama naan li tax bëgguñu bàyyi maire bi Samké ci la bokk Samké ci la bokk te dama ci am lu leer am ci ay firnde ndax li tax ñoom ñu bëgg a toog continuer di toog ndax ñenn ci ñoom xëj na régler nañu seeni problème mu bopp ba noppi mais loo tàmm rek da nga ciy lànki la facilité ku ko tàmm doo ko bàyyi ba tax na Samké dafa bokk ci li tax ñoom bëgguñu bàyyi maire bi ndax li ñu tàmm te incha allahu loolu na seen xel dal juróomi fan moo ci des mercredi jeudi vendredi samedi dimanche incha allah juróomi fan mooy 5 fois 24 heures 5 fois 24 heures mooy 120 heures kon 120 heures chrono na xale yi jàpp ne bu doon film la 120 heures chrono lay tudd le compte à rebours a commencé te incha allah dinañ fi jóge ndax comme na ko Thione Seck waye woon rek du wéy dafa tooñ boroomam du wéy dafa tooñ boroomam nan la doomu aadama di amee fitu ñëw jël ay suuf soo xamante ne sa maam bayu ko sa maam goru ko nga ñëw di ko aakimu nan la nit amee fit boobu man damay toog ba mu yàgg ma ne nit ñiy def loolu est-ce que xam nañu gravité li ñuy def est-ce que xam nañ ko nga askanoo fenn bokk ak ñooñu deret li ñu war a jël yow nga koy jël pourquoi man des fois damay toog ba mu yàgg ma ne àdduna est-ce que yenn yi jar na ko ngay dajeeg ñoom ci jàkk yi di dajeeg ñoom ci céet yi di dajeeg ñoom ci dëj yi ñoom ñuy ngénte bëccëg di dëj guddi di la siiñ seen i bëj en même temps di song seen i tool yi ngeen moom di ko saax-saax saa ñu déggee ñoom ne y a un grand projet de l'État quelque part dañuy yàkkamti dem fa def ay lotissement di xaaraan wolof li mu tuddee xaaraan wute nag xaar kii xaaraan toogul dafa toogaale ndax toog ak toogaale dafa wute bu nu yëgee ne poteau courant yi fii la war a jaar ñoom ñu teel ko yëg avant tout le monde ils s'empressent d'aller faire des délibérations fii poteau courant yi war a jaar yëpp def ci seen tur def seen poche toog di xaaral en droit c'est ce qu'on appelle un délit d'initié xale yi def droit xam nañ loolu le délit d'initié c'est quoi? C'est être en position de pouvoir, avoir l'information avant tout le monde et en profiter pour faire du business sur le dos du peuple. Loolu faute lourde la mën nañ la ci tëj prison délit d'initié. C'est pas parce que da nga nekk fenn di gérer benn structure ngay xam liy waaj a ñëw suba nga teel a placer say affaire foofu pour demain nga récolter ci dara kon ñi nga xamante ne ñu ngi fi
bés bu ñu déggee un grand projet de l'État ñu dem teel a def ay lotissement ci seen tur suba bu état waree def ay impense wala bu état war a dédommager ñoom bu ñu ràññee ba fayeeku ña def kon seen ginnaaw dootuñu fayeeku am na fi plusieurs fois centrale bële nekk fële ca xol ba am na waaju rangandoog gaañ ba mu duggee fayeeku kees yëba na ah man daal yoratuma dara ndax waa ji moom li mu fi indi ci ay kayit kenn xamul lu mu toll. C'est comme ça que ces gens-là s'enrichissent sur le dos du peuple. dañu yàpp Safeen waaye yàpp nañu Sam Kéej yabaat ko ba tax na rongo ñi ngeen bëgg ñu fomp ko ensemble ndaw Sam Kéej ñoo ci war a jiitu la jeunesse de Sam Kéej kenn waru leen jiitu ci xeex bi man sama yaram day daw su ma gisee magu Sam Kéej ñuy proximité guddeeg bëccëg parce que am nañu góomu xol am na loo xam ne bëgg nañ ko faj ko définitivement moo tax dama leen di gërëm ñoom mag ñooñu Omar Seck mi fi yëkkati kàddu sànq li mu xam ci man ñu bëri xamuñu te bu doon caaxaan rek ñu yëkkati doxu gi sama ginnaaw Saliou Diouf mii fi waroon jël kàddu sax te jëlul kàddu nga xamante ne man ak moom on a cheminé pendant plus de 20 ans ci multinational ba mu doon liggéey te xawuma ko ci caaxaan moom su doon caaxaan kat laa su ma ñëwee Sam Kéej yàpp koor yi fu tum na fa la affaire bi di yem ku nekk dem séwér sunu papa Mamadou Diouf bële nga xamante ne ña nekkoon Ndakaaru xam nañ ko bu baax mu bokk ci ñi nga xamante ne dañu am cofeel ci sama wayjur ndax ñoo ma nekkoon fële kenn mësu ko yem muy protéger ay doomu Safeen plusieurs fois fële ca Sandaga bu ma ko gisee sama yaram day daw moo tax la jeunesse de Sam Kéej au soir du 23 le résultat de Sam Kéej sera observé par tout le monde ñii tooñ nañu ñëpp mais Sam Kéej lañu gën a tooñ yàqal nañu ñëpp mais Sam Kéej lañu gën a yàqal te yàqal Sam Kéej bi yëpp benn ñebe lañ leen yónni ci biir leket bi mu ne ubale leen lakkal leen wet benn ñebe nan la lay mën a sonale muy calli di leen sonal moi je pense que mbéju kanam borom a koy fayil boppam wax nañ fi sur le foncier duma ci dellu ji bi ni mu ko résumé noonu la du ma sori ci foncier bi mais li ma leen di garantie yéen waa Sam Kéej mooy bés bu ñu foloo question yooyu yëpp dañuy ko teg ci table bi leeral dans l'intérêt des populations beneen bi les cadres de la commune de Diass je vous remercie ñoom Assane Naari ak ñoom professeur Ablaye Faye ak ñoom ñëpp nga xamante ne téeméeri enseignant ak lu teg ñoo jël seen responsabilité def déclaration ne Mamadou Ndiol la ñuy àndal ñoo ngi fii ci tribune bi mënu nañ jël kàddu mais ñoom ñii heure bii jàngale gën a metti ci àdduna ndax jàngale da ngay liggéey bëccëg guddi ngay corriger ay copie wala ngay préparer la leçon de demain jàngalekat amul heure de travail ñoom bu ñu toogee fii ci seddaay bi ànd ak ñun xam ngeen ne la révolution a sonné depuis fort longtemps xale yi fi yëkkati kat muy Mamoussa muy Marouf la diaspora est là présente diaspora bi dañuy suivre live bi ñuy seetaan nii caravane yi bu commencé am na ci ñoo xamante ni ci diaspora bi bu tombeek ñuy wàcc dañuy suivre pendant 6 heures de temps des fois li ñuy def actuellement la diaspora sans faire nga xam ne ñu ngi fépp bés bu yàlla sàkk ñu ngi ñuy soññ ba tax na kon li ki des te des ci mooy au soir du 23 ñu gagné leen très largement yàlla xam na ne ñii bu ñu leen gagné woon ba benn village rëcc wala ñaar su ma gagné woon fépp ba benn rëcc wala ñaar dinaa am góomu xol parce que dinaa ne quelque part pourquoi notre message n'est pas passé dans ce village dinaa nekkoon coalition bii lan moo tax seen message jàllul ci village boobu bu ñu gagné woon ci 16 villages mu rëcc benn dinañu am lu ñu naqari
parce que dañu sañoon li ñu sañoon mooy bu ñu jógee ci le 23 ñu réconcilier la commune ñu réconcilier Safène avec elle-même c'est ça l'objectif parce que du liggéey bi pour mu gën a yomb mooy ñëpp nekk benn autour de cette coalition cela nous permettra de bâtir sur des bases solides Sénégal yëpp xam ne commune Diass def nañu benn dank autour d'une grande coalition pour construire la commune et au-delà de la commune pour bâtir quelque chose moo tax may soññ ku nekk ne leen 120 heures chrono yi ci des 120 heures chrono yi ci des na ku nekk gën a góorgóorlu metti na sedd na tànk yaa ngi metti ñenn ñi baat yaa ngi bëgg a dee léeg-léeg ma dawloo gars yi ci caravane yi ñuy noyyi ci poussière bi mais xéewal la mettit boobu mbégte la nañ ci dem ba ñeer nañ ci dem ba jeex parce que ces gens là xam nañu ne dañu tooñ te ñun lañu tooñ ñun Safène li ci des nag bàyyi leen ñuy sànni ay xeer ku ñu waroon sànni xeer ngay sànniwaate xeer dañ la war a xoolaat may remercier tambour major yi di remercier waykat yi di remercier ñëpp di wax ne Sam Kéej moom xel dal na fi parce que la jeunesse de Sam Kéej est une jeunesse très digne c'est des jeunes engagés ay xale la yoo xamante ne man xam naa leen bu baax te Sam Kéej bii dama fi bokk te bokkantuwuma fi sànq bi ñuy proximité dugg nañ ci benn kër yaay duma yaay daf ma seen ñëw song ma duma yaay sama yaay moo ko yar mu yaru sama keppaaru yaay Fat Dia mi nga xamante ne moo jur Awa Gueye sama yaay moo ko yar ba pare Sam Kéej ma fi daan ñi daan nooraan si Ndakaaru ma daan bokk ak ñoom daara ja foofu ca rue 15 kër Pa Ibou Diop te léeg-léeg ndekki taalibe moo ma dàqaloon ndekki kër ga ndax ni ñu daan jaxasee ceeb yeeg yëpp tàngal ko loolu daf ma neexoon ma fay bàyyi mburu yeeg bëri dem foofu parce que tout simplement dama amoon mbégte ci loolu pour wax lan pour wax ne li ma booleeg Sam Kéej démb la du tey sama jabaru nijaay di papa ci Pape Diouf sama nijaay Omar jabaram Sam Kéej bi la jóge mën naa ne sama yar daf ci dugal lu bëri ndax su ma daan ñëw fii vacances mën naa ne lépp moo ma daan toppatoo temps xale bu tuuti la kon Sam Kéej sunu Sam Kéej ki ubbi sànq ñaan Saliou mi ubbi sànq xam ndax mu ngi fi ba léegi moom sama xaritu benn bakker te xam na li tax ma wax loolu Saliou jugal ñu gis la balaa may wax sa deuxième tour bi nag ëpp na nee na ma ëpp naa def moom ba ñuy nekk fële Ndakaaru ñoom yor seen atelier tailleur dama daan jàngi ba wàcc ñëw toog ci atelier ba di réviser walla sama leçon ñuy waxtaan ñuy naan ataaya lu ne defandoon nañ ko football doon nañ def nañ lu nekk muy nit ku baax xam nga ñi nga xamoon démb boo amee fi du taxaw seen kaw di ngand lu la ngay wax day fekk yow relation ya sincère oon te amul luñ la mën a tilimal wala luñ la mën a teg ci sa der lu baaxul may gërëm ñëpp di sant ñëpp Saliou Diouf aussi wax naa ko sànq Saliou moom li mu xam ci man ñi ko xam ci yéen bëriwul ndax koo defal 20 ans de service ngeen nekk ensemble muy nit ku baax ku courageux nekk koo xamante ne benn jëw la amoon ci port bi benn jëw mooy kii dafa bëgg liggéey ba moom te dafa jug ba moom Saliou doon na liggéey c'était un chef contremaître yeneen chef contremaître yi léeg-léeg daan nañ yéeg ci bateau di lijjanti yeneen affaire yu dul seen liggéey di ci am sax koppar mais moom jëwam mooy kii bëggul dara liggéeyam rek la gëm et c'était l'un de nos meilleurs chefs contremaître am rigueur ci liggéeyam kenn mësu ko yam bi may doog a ñëw foofu ñu bëri parce que un cadre qui vient de l'université débarquer dans le milieu portuaire ñëpp xam nañ ne c'est pas pour prendre les escaliers dañ lay jëloo ascenseur pour nga yilif gars yi bi ma ñëwee gars yi di ma xeex moom mi fekkee na ko mais deretu saafi bi nekk ci moom
da daan xuloog man guddeeg bëccëg te léeg-léeg da daan xuloog ñoo xamante ne mat nañ ko ñett amoon nañu benn waa joo xamante ne du ma wax turam mais kooku matoon na ko ñaar ba ñett mais su ma leen gis Saliou taxaw di joxoñanteeg waa ji damay tiit sax dama ne waa grand bi lu muy def ni parce que le milieu portuaire c'était un milieu très dur ndax dokkeer yi dox daje bi façon bu ne nga daan gis foofu ku xuus foofu ba génn je pense que war ngeen xam ne kooku am na jaar-jaar te incha allahu maire bi buñ ko yoree xaaxaam yeeg jiit yeeg jànkalaar yeeg lépp dara duñu tere def suñu liggéey. On va faire notre travail. On sera une équipe soudée, une équipe merveilleuse, une équipe avec de hauts cadres, mais ce ne sera pas une équipe fermée. C'est une équipe qui est ouverte à toutes les compétences de la commune. C'est une équipe qui sera ouverte à tous les cadres, je dis bien à tous les cadres de la commune de Diass, sans obédience, sans kilifa gi wax na ko et il a raison. Sunu commune du am couleur politique. bés bu ñu faloo du ñu falu naan ay APR laak ay PS laak ay coalition ëllëg Sénégal on va bés bu ñu faloo jour boobu affaire couleur politique fee lañ koy teg ñu liggéey au service de la communauté fu ñu gis compétence dinañ ko jëli pour mu jàppale ñu ci liggéey boobu ndax liggéey bu compliqué lay doon liggéey bu metti lay doon mais attan nañ ko bu dee dañ ko yenundoo ensemble joow dans le même sens et incha allah on va s'en sortir li ngi des nag ma yóbbante rek sama gars yi xam naa ne ñoom temps yi ay meeting yooyu la ñuy meeting